action. Aminata Fall, présidente comité centre de santé bu Ouakam. Centre de santé bu Ouakam bi comme ni ngeen ma ko laajee mënu ma wax li bilan bi maanaam ñu xayma li nga xamante ni moom lañ fi def boobu ba léegi ndax ku ne xam na ni centre de santé nag ñaari at rek la war a def mais ñun centre de santé bi ñu géré def nañu ñetti at ñu doog koy di renouveler. mënuñu dugg ci bilan bi ci détail waaye li ñu mën a wax mooy centre de santé bi muy tegu suñu loxo boobu fekkoon na protection civile ñëw fa ñëwaat fa menacé pour tëj ko ñun nag comme dañu doon liggéey en collaboration di diisoo ak di waxtaan ak commune bi di waxtaan ak comité de gestion bi parce que dañ doon wax tout le temps comité centre dafa amoon comité de gestion tamit boo xam te ni commune bi ñoom tamit dañu waroon di siéger donc lépp loo xam te ni dañ ko doon liggéey ci centre de santé bi dañ ci doon waxtaan di dem coordination di ànd ak médecin chef bi di waxtaan ak technicien mairie bi di waxtaan ci waxtaan boo xam te ni maire bi moo ko doon présider ci kaw loolu ci lañ doon wax suñu ay bëgg-bëgg mu méngoo tamit ak li nga xamante ni moom jàpp na ni moom mooy politique sanitaire bi nga xamante ni war na ko def ci Ouakam loolu moo tax tey jii si biir centre de santé bi boo leen fa demee fekk fa tabax boo xamante ne ñu ngi koy tabax pour ni mën fi def ay rajo ay scanner tabax boobu nag tabax la boo xamante ni daanaka fanweeri million la jar te tabax la boo xamante ni matériel bi ci war a dem maanaam lépp lu jëm ci appareil ay mammographie ay scanner lépp yemm na ba pare tey jii mu ngi ci ay magasin ci commune bi yeneen yi ñu ngi ci ay magasin yoo xamante ni maire moom moo ko gardé ci këram. lu waral tëj waaw may wax ni centre de santé bi comme ni ko waxee tëj biñ ko tëj du ñun ñoo sàkku pour tëj centre de santé bi protection civile dañ fi ñëwaat fi boobu sax avant 2014 la bi ñu ñëwee dañ fi fekk recommandation yu protection civile yoo xam ne def na ko ba pare ni centre bi dañ ko war a tëj mais ñun nag. lu tax bi ngeen ñëwee fekk fi recommandation lu tax xalaatoo leen woon daf yeneen bâtiment en attendant ngeen rétablir. xam nga def yeneen bâtiment yoo mën na centre de santé bi li mu doon jël ci hospitalisation ak ci ay soins mënoo woon ñëw rek def bâtiment xam nga tabax du fu nekk rek ngay jot tabax boo koy def da nga koy saytu gestion de l' espace dafa am espace bu nekk ak na nga koy gérer te xam naa ne bâtiment buy waaj a daanu nag doo ñëw di tabaxaat ci kawam donc li ñu xalaatoon ñoom dañ ñu exiger woon ni dañ ko tëj après préfet de Dakar def arrêté ni nañu tëj centre de santé bi mais biñ ci waxtaanee ak maire parce que décision yooyu du sax comité bi moom moo koy jël parce que centre de santé nag commune bi moo ko moom ci patrimoine commune bi la bokk ci alalu commune bi la bokk donc ñoom bi ñu xalaatee ni dañu war a tëj centre bi biñ ci waxtaanee maire ci boppam sax moom moo doon tendeefal parce que ñeewante woon na population bi xam ne waruñu mën a ñëw rek tëj centre bi duñu am fu ñu defee seen soin yem boobu nag ñuy defar Hann Mbaye Hann Mbaye bi mu paree ba ñu xam ne mën na recevoir yenn soins yi ñu yóbbu fa personnel bi yóbbu fa ñun tam personnel bi ñu jëloon indi ko foofu ñuy commencé recevoir population bi ci Hann Mbaye beneen bi muy population cité avion si lañ fa defar infirmerie commune bu Ouakam def ko fa pour mu mën a jël au moins population bi nga xam te ni moo nekk foofu ci booru cité avion kon bi loolu amee nag si la ñu tëjali centre bi te sax tëjuñu lépp ndax lépp lu jëm ci mbirum dentaire mooy bëñ ak loolu cabinet ba mu nga fa parce que cabinet boobu tey suñu ko tëjoon rek daanaka ay soins dentaires duñ ko mën a am ci commune bi duñ ko mën a am ci suñu centre de santé yi dañuy obligé dem ba ci yeneen centre de santé wala ci yeneen gox te ñun nag fas yéene wuñu benn Ouakamois di jéggi fii di dem di uti yeneen soins yoo xam te ni war nañ ko mën a donc service yu bëri léegi fii lañ ko defee wala service yëpp hormis cabinet dentaire yi fii la nekk léegi. waaw parce que centre de santé bi vous satisfait de sous-gestion lii bi centre bi. xam nga centre de santé bi bu ñu jaawale ndax service yi mu doon def mooy service médecine générale la doon def ak maternité ak cabinet dentaire médecine générale beeg maternité bi moom la ñu indi fii cabinet dentaire bi mu ngi resté ba tey sur place kon ñaari service yooyu la ñu jël indi leen fii beneen service mi ngi des foofu ba tey kon ñun loolu bu ñu xamul mën nañ jàpp ni dañ ko tëj pour tëj mais ñi xam dëgg dinañ xam ni gérer c'est prévoir tëj bi ñu ko tëj mooy jàmm ci parce que bu ñu ko bàyyi woon foofu ba benn bâtiment dal ci bopp patient wala ñi nga xam te ne ñooy personnel bay faj bu boobaa itam
ah dina gën a ñaaw bu boobaa nag la ñuy wax ñun fan la ñu nekkoon di xoole ba loolu am. en tant que adjoint est-ce que gestion bi fii doy na rek gestion bu centre bi. gestion Annette Mbaye. waaw xam nga man bi ma xëyee ci suba gis ngeen def ngeen waxtaane bi jëm ci mbirum centre de santé yi gis naa kenn ku ndaw su jigéen su bind ni moom ambulance bi xaw ma am na ci problème ba dafa waroon fay 10 000 ak yooyu. xam nga yu mel noonu moo tax may wax ni centre de santé. géré ko koy door a dégg. man bi ma tey laa ko gis ci seen publication. loolu ambulance bi dafa am ay bons sur station il paraît 5 jours. loolu xam nga loolu gestion comité boobu la. xam nga loolu gestion Annette Mbaye Dene bi man comité Annette Mbaye Dene bi man en tant que adjointe. waaw yàgg na ça fait plus de 2 ans que centre baa ngi dox. waaw est-ce que yow am nga ci satisfaction. man bi ma déggee ndaw si wax loolu jàpp naa ni gestion centre Annette Mbaye Dene bi war nañ ko defaraat. parce que même Annette Mbaye Dene bi li muy ndax li nga dégg tey quoi. non même pas li ma dégg tey. non man su ay chiffres ay bilan ay lii laa. non chiffre xam nga centre de santé. gestion xam nga internet bi ku nekk mën na ñëw. aarakoon la xam nga yow ndaw si seen page la ko bind. si moo tax xëy na yéen xam ngeen ndaw si man xaw ma ndaw si dama gis rek li mu bind ci seen page. man centre de santé du ma xool gestion bi si ay chiffres wala ay bilan. xam nga lan lay xool chiffre dëgg la mais chiffre mooy mujjee ñëw. xam nga liy njëkk a ñëw faj maanaam bépp doomu Wakaam mu am wala doomu Dakar bi fa dugg. laa fa doon sa yitte ci mbirum faj nga am ko. déjà loolu man moo ma gën a ñor chiffres yi parce que chiffres yi xam nga lu tax chiffres yi du problème. ak lu mu métti métti su fekkee da ngay gérer centre de santé nga teg ko ci yoon. nga am collaboration commune bi di la jàppale. chiffres yi di doon problème parce que soo soxlaa tabax mën na la tabaxle tey jii bu doon chiffre la Annette Mbaye Dene bi du mel ni mu mel Annette Mbaye Dene bi li ko tabax du ay chiffres ay partenariat ñoo ñëw tabax Annette Mbaye Dene bi. kon buñ koy tabax ak équipe bi ñu def si Annette Mbaye Dene bi nga xam ni amagul benn centre de santé sur le plan départemental mën naa ne sax sur le plan départemental benn centre de santé boo xam te ne am na li am fii ci Annette Mbaye Dene bi Annette Mbaye Dene bi ay maanaam jumtuwaay yu xarañ yu mujj ci jamono ñoo fi nekk. yoo xam ne 50 partenaires. voilà yoo xam ne ay partenaires ñoo ko indi kon jumtuwaay yooyu tey jii war nañ ko sàmm bu dul dara sax ñu rafetal suñu cër. ak ñooñu man bi ma nekkee centre de santé bu Wakaam. ambulance musul am problème mu panne essence. est-ce que hormis tey hormis li nga. day fekk mi ngi nii ambulance bi dañ koy def plein su demee ba tollu fenn réservoir bi ñu dolliwaat ko du ñu sax xaar ba xam am nañ patient wala amuñu patient bi li muy fay après la mais li ñu ëppal importance mooy ñu def soins yi moo tax ambulance bi musul woon ñàkk essence rawatina tey centre de santé bi ambulance bi presque mi ngi fii tey jii presque mën naa ni am centre de fii nii ñetti ambulance wala ñeenti ambulance ñu ngi fii fonctionné. mais hormis ñu ngi lire tey sur Facebook est-ce que mos nga dégg ñu ne la centre bi am na benn malade bi ñëw ba plaindre wala. man du ma ni centre bi am na malade bi fi ñëw ba plaindre mais man je suis témoin te loolu wax naa ko mais dafa am ñoo xam te ni pour ñoom gérer centre de santé da ngay làqatu rek di ko gérer mooy gérer centre de santé moom nga war a xeexee ak commune bi wala gérer centre de santé moo la war a permettre nga nekk candidat ci élection locale wala gérer centre de santé moo war a def ci yow loo xamante ni tey da nga je sais pas c'est pour comme si c'est des gens qui se préparaient à benn ñoo xam ne ils veulent vraiment être peut-être candidats à la commune aux prochaines élections wala ñu bëgg a am benn responsabilité bi xamuñu fu ñu koy jaay ñu jaay ci centre de santé gis naa man ay nit yoo xam te ne ñëw nañ fi ci centre de santé bu guddi dañ leen refusé xam nga man centre de santé bi c'est en face de chez moi su ma taxawee sama balcon lu bëri luy xew ci buntu centre de santé bi dama ko yegg dañ leen di refusé ñu jël leen mais d'une manière boo xam te ne gis naa jigéen boo xam ne tëdd na ci tali bi ndax dañ ko refusé kon gestion centre de santé bu Annette Mbaye Dene bi gestion bu ñu war a defaat la parce que non seulement gestion solitaire la mais gestion la boo xam te nit yi da ko bëgg a def ay moyens de campagne wala terrain de campagne pour maa indi Annette Mbaye Dene wala maa indi ay partenaires te xamuñu ni bu dul woon nga nekk président comité de santé wala nga dëkk Wakaam ak possibilité bu ñu am ak les éléments français kon centre de santé bi du ñoo nekk nii certes nit lu muy sonn de manière volontaire parce que gérer centre de santé amul salaire looy sonn volontairement dinañ la ci gërëm dinañ la ci sant mais itam su amee ay failles dinañ ci waxtaan ak yow loolu dong la il faut que ñu waxtaanaat ba nga xam te ni affaire dafay tegu ci ay normes centre de santé yu Wakaam am nañu chance am ay structure de santé mais ngalawaay nañu ko téye ba nga xamante ni li waroon li taxoon ñu def ko fi ñu mën ko fi bàyyi
parce que du centre de santé bi rek même la commune prévoit un autre centre de santé am na ci partenariat ba pare ak waa nu mu tuddati CETUD moo tax ak waa AGETIP am na beneen centre de santé boo xam dafa war a am côté cité Asecna Mamel mais loolu problème d' espace lañu amaguñu benn espace boo xam te ne moo ko war a abrité kon tey jii ku gis ni ñuy doxalee en tant que adjointe au maire kontaan naa ci politique sanitaire bi nga xam te ne moom la ñuy doxal parce que ku gis ni ñuy defee ak moyens yi ñuy déployé ci affaire wu santé nga xamante ni vraiment la mairie am na volonté wu yëkkati plateau médical bu Ouakam. Madame Diallo est-ce que xalaat nga ni da ngay nekkaat candidate pour comité bi. waaw maanaam lu jëm ci sama candidature nag il faut que ñu toog parce que bi may nekk candidate bi passé daanaka sax mën naa ne si jour bi la wala 2 jours à l'avance nañu toog waxtaan ah ñu ñuy àndaloon di liggéey équipe bi ñu àndaloon pour toog ci centre de santé bi ñu tabb ma ni ma man nañu bëgg ma nekk présidente bi ñu d'accord si ñu dem ñu fal ma. mais est-ce que tey itam nga nekk conseillère au maire nga nekk jabaru maire président de comité de gestion bi est-ce que loolu yëpp du la sonal wala mu lay. xam nga Tasaare Xibaar man nag yàlla dogal na sama ay at bëriwul waaye maa ngi bëgg a sore ci politique dafa am question yoo xamante ni su ma ko nit di posé damay xam fa mu jëm waaye itam yenn yi mën na ma bañ a jaral ma tontu parce que Olof Ndiaye dafa wax ni mais chaque jour mu wax ko bu jënne bëggee Dakar ku yéeg daan waaye diiroo nag koo yemal mbagg am na question yoo xamante ni du ma ci tontu parce que na ngay dalee salal sa biir kër wala na ngay balee sa kër wala na ngay toogee sa waaj ku xalaat man Aminata Fall adjointe au maire présidente comité de santé ma waxal la ko fii wala ma laaj la ko yaa ngi nax sa bopp am na question yoo xam ne moom wax dëgg fa yàlla posé ma ko moom yàq sa wax la parce que nag ci dëkk bi la ñu dëkk li fiy def li fiy xew dañ koy yëg li ñu fiy yëngal itam dañ koy yëg waaw li may tàggatoo rek xanaa mooy li ma waroon njëkkee déjà mooy nuyu population wakamoise bi may seetaan góor ak jigéen mag ak ndaw di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo jigéen ñi comme ni ma koy waxee tout le temps parce que jigéen ñi ñoom ñoo nekk ci kër yi ñoo nekk société bi ñoom ñooy sonn ñoom ñooy yore njaboot yi ñoom ñooy yore malade yi ñoom ñooy nekk ci hôpitaux yi ñooy nekk ci marché yi ñooy nekk fépp donc may jël nuyoo bi di ko teg ci loxo jigéen ñi pour ñu wisaareel ñu ko ci Ouakam bi yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di am mbégte nag di dalal waa Tasaare Xibaar parce que li moom wax dëgg yàlla kontaan naa ci trop parce que dama leen di suivre tout le temps ci Facebook bi te peut-être amuñu woon occasion di def waxtaan bu mel nii am na solo trop di leen wax rek ni ñun de toute façon ñu ngi fii à votre disposition moo xam lu jëm ci centre de santé bi la moo xam lu jëm ci commune bi la moo xam lu jëm ci jigéen jóg na bi nga xamante ni ñu ngi ko yore di ci liggéey ak famille ñu ngi à votre disposition heure boo leen ñu soxlaa rek dinañ leen indil ay leeral heure boo leen ñu soxlaa ci waxtaan tamit dinañu waxtaan ak yéen parce que foog naa ni ñoo bokk bëgg-bëgg ñun ñëpp mooy Ouakam jëm ci kanam mooy Ouakam développé